tey ñu yëg ne ginnaaw démb su ma juumul. def benn déclaration officielle. sa participation ci élection présidentielle 2024. bala ñooy dugg ci loolu xëy na ñu taxaw tuuti rek ci monsieur Mouhamed Ben Diop. kan mooy Mouhamed Ben Diop ci gën a leeral Sénégalais yi gën ko xam. waaw alors loolu dina faral di nekk lu ñuy laajte lu bëri naan kan mooy Mouhamed Ben Diop nañ jàpp ne rek le Sénégal dafa nekk loo xam ne dëkk la boo xam ne képp kuy doomu Sénégal te am yéene ci réew mi am nga wàll ci réew mi ak foo mënti bokk ak loo mënti doon et je pense que élection yi ñu génn wane na ne foo sox aajowul nit ki doon diw wala am ci loo xam ne moom mooy ràññante fam pour que ñu mën a xam ba xam nekk na ko xam ne ko war a mën a bokk ci laaj ci baatu réew mi la xëy na ci li néew li ñu xam ne moom la ñuy mën a wax rek mooy ci dëkk bi laa juddoo màggee fi jàngee fi dem bitim réew ngir yokk loolu dellu siwaat tey ji nekk ci loo xam ne damay bëgg andi li nga xam ne mooy sama contribution ci développement au Sénégal. d'accord am na solo contribution bi donc nga bëgg ko jaarale par la voie politique. tax nga samp sa ndënd tey ci élection présidentielle yi. est-ce que mën nañu comprendre un peu ci Mouhamed Ben Diop. en fait lan moo ko motiver tey ba mu jóg bëgg a samp ndëndam ci. waaw Moustapha li mu motiver bokk na ci tey doxalinu réew mi ndax defe naa bu élection présidentielle du loo xam ne da ngay toog nii rek ne dama ko bëgg a def dañu xool réew mi ni muy doxee ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund. ak yi nga xam ne moom nga waxaat léegi mu nekk loo xam ne Sénégal waroon nañ ko weesu tey jii Sénégal waroon na weesu en 2022 fu ñu toogee di waxu autosuffisance alimentaire Sénégal waroon na weesu fu ñuy toogee di def ay programmes spéciaux yu jëm ci wàllu électricité Sénégal waroon na weesu fu ñuy toogee ci loo xam ne dañ naan am na ci dëkk yoo xam ne wala bi ci biir Ndakaaru fii foo xam ne ndox aggu fa maa xam ne kon bu ñu toogee xool loolu. te loolu mu nekk loo xam ne moom mooy les besoins primaires li nga xam ne moo njëkk ci doomu aadama ak wàllu dëkkuwaay gis nañ li nga xam ne xewoon na fi ci wàllu mbënd mi gis jafe-jafe yi nga xam ne population yi ñu ngi koy am bés bu ne léegi nii rek balaa ngay déplacé wu Dakar d'un point à un autre ci loo xam ne da nga ko war a def ci fukki minutes wala ñaar fukki minutes gis nañ ne di nga def lu ëpp ñaari waxtu ngir mun ko def. maanaam loolu yëpp mu nekk loo xam ne ay lu daje la. ci gis-gisu doomu aadama dañ naan Dakar dafa bëri oto wala dund gi dafa metti wala yu mel noonu te amaana gënuñu fi rëy réew wala gënuñu fi tuuti li réew ba jafe-jafe yooyu war a mën a nekk loo xam ne luy sax ci suñu biir dëkk la ñu ne nag jot na ñun doomu réew mi ñu jël suñu ay responsabilité comme ni ma la ko waxee ñu nekk ñoo xam ne war nañu mën a andi suñu contribution et que andi ci ay solution loolu mooy li nga xam ne moo ñu tax a jóg loolu moo tax a jóg pas-pas bi nga xam ne moom laa jiite. d'accord pas-pas boobu nga jiite tey nga xam ne mu ngi samp jëm ci élection présidentielle bi. est-ce que tey mën nañu am résumé lan mooy déclaration de foi wu pas-pas lan mooy valeurs yi nga xam ne pas-pas pare na pour incarner ko ci milieu politique. waaw valeurs yi nga xam ne moom la ñu taxawal di ñuy prôné maanaam jom la ngor ak gore. soo déggee ñu ne jom ngor ak gore c'est parce que jom jooju ci la ñuy liggéeyee réew mi ngor gi ci la ñuy desee suñu ngor gore boobu ci la ñuy matalee li nga xam ne moom la ñuy waxante ak askan bi mu nekk valeur yoo xam ne te c'est assez symbolique ndax fi ñu nekkee nii benn ci valeur yi xaw na jege village boo xam ne noonu la tudd muy Ngor pour ne pas faire la publicité du village mu nekk loo xam ne démbax barki démb bi ko maam yi doon wax boobu am na loo xam ne loolu moo nekkoon ràññante fu Sénégal ndax dese loolu terew ñu tëjul suñu buntu par rapport au développement dese valeurs yooyu wala mu sax ci ñun tëjul ñu buntu ngir lépp loo xam ne bëgg nañ ko def ñu mën ko def mais tey jii yóbbu nañu réew mi xëy na ci benn sooxe boo xam ne mooy waral jafe-jafe yooyu yëpp ñu mën ko dund mooy waral ba valeurs yooyu yëpp ñu mënoon défendre te démbax barki démb mu nekkoon li taxoon ñu daan ràññee Sénégal tey jii loolu amatuñ ko donc loolu tey jii moom mooy devise bi nga xam ne moom la pas-pas jiital ànd ceex waa Sénégal doomu réew mi comme ni ñu koy waxee ndax dañ naan fu ndox daan taa boo demee fekk fa tepp-tepp boo góorgóorloo tepp taw ba ndox mi mën na fa taawaat kon nag taw ci loolu la ñuy ñëwaat maanaam dellu si waat si ressourcé wu ci valeur yooyu te tout en suivant
l'ère du développement ba li fi ñu bëgg àggale Sénégal incha allah ñu mën ko fa yeggale. d'accord lenn ci valeur yooyu ñu taxaw ci loolu. dañu gis ne valeur ngor. da ngeen ko wax. donc valeur ngor tey bu ñu ko amee li nga xam ne mooy mbuxum. li nga xam ne mooy tamit corruption di loolu du daanaka du am te dañu gis ne Sénégal. ci zone rouge la nekk depuis plus de 3 ans. ci indice corruption. sur le plan international. dëgg la tey lan lañ mënoon jàpp ne Mouhamed Ben Diop. président comment il va faire aujourd'hui pour nous sortir de cette zone rouge ak nan lay xeexee corruption fii ci Sénégal. waaw loolu dinaa ci sawar Moustapha tontu ci ndax boo xoolee tey jii li ko waral ndax xam nga tey jii lu am dañuy revenir at ci lan moo waral loolu am ndax comme ni nga ko waxee bokkul woon ci suñu ay valeur bon bu ñu nee ba boole ko ci parce que teg nañu nit ñi tey jii ci situation yoo xam ne dëkk bi dund gi mënul nekk di yokkin boo xam ne jégg na dayoo te ñi nga xam ne ñu ngi liggéey as néew seen yokku ko ayu salaire dëppoowu lax ni nga xam ne noonu la dund bi di yokkee kon dana am foo xam ne bu ko àdduna tegul loolu moom ci boppam condition de vie yi nga xam ne moom lay nekkee mooy tax mu dem ba am jafe-jafe ngir joindre les deux bouts ndax da ngay faral di wax Sénégal am na ay jamono dañ daan wax diggante le 1er à le 5 ci le Sénégal daan bëri embouteillage ne gis nañ ne léegi embouteillage saa su ne lay nekk pour wane ne tey jii maanaam tant que nit ki yaa ngi koy teg yenn conditions yi ma nga xam ne tey ba pare mu am jom ndax bëgg na bu ñibbee xëy na dundal njabootam bëgg na faj bu mu gàtti loolu dana tax tey jii nit yi dem ba dugg ci yenn xeetu corruption comme ni ñu koy tuddee ñàkk doylu tamit dana ko waral mais loolu yëpp li ñuy jàpp ne ñun moom mooy. mais est-ce que tamit nekk ci condition yooyu. wala bañ a nekk ci conditions yi favorables yooyu. mën na justifier. dara du ko justifier dara du ko justifier ndax ba léegi tey jii ña koy def sax boo leen jàppee xamuñu tax ñu koy def wa ilaa mënuñu la jox justificatif bu leer na leen lii moo tax ma koy def. mais am na loo xam ne mooy lu war a jiitu mooy teg nit ñi ci condition yoo xam ne mooy permettre à ce que ñu mën ko réduire ndax loolu du ñu taxaw ne dañ ko fiy xeex mu jeex tàkk wante dinañu yar nit ñi yarin boo xam ne tey jii ak déem a delloo si waat yenn xeetu xam sa bopp boo xam ne dina tax nit ki loolu du dox jëm ci loolu. mais aussi tey jii bu ñu waxee Mouhamed Ben Diop président Sénégal ñu la koy souhaité. am nga aussi appareil étatique boo xam ne am na assez d'éléments yi nga xam ne war nañu mën a permettre par des mesures très fortes. ñu xeex gar boobu. waaw xam nga tey jii mesures très fortes yooyu gis nañ ne répression mu ñu fa jar tey jàpp nañ ne ci loi ma jox la ci tey benn exemple tey bokk na ci te dina ma permettre ma dugg ci benn pàcc boo xam ne ñu ngi koy wax ci suñu programme liñ koy taxaw may Moustapha mooy nga lii mooy lii suñu ndono mu bokk ci suñu culture bokk ci suñu aada ndax ma fàttali na ne tey ji culture bokk na ci li nga xam ne li ñu gën a néewal ci gouvernement ak ci réew ci la bokk te chaque jour ñuy wax ci wàllu culture mais tey boo xoolee ci biir appareil étatique ci gouvernement ni ñu koy waxee ministère de la culture taxu ko am valeur def nañ ni ministère bu fecc ak po ak yooyu rek la ak taaxuraan ak yu ci demee noonu du loolu ndax tey ji tubaab yi ba ñu bëggee coloniser suñu culture la ñu soppi kon mooy la wane ne culture am na solo tey jii lépp loo xam ne coppeeku la ñu gis ko ci ñun nañu jàpp ne suñu culture la ñu changé kon culture la am solo la ñun ñu dellu soit ci culture yooyu pour mën a andi soit valeur yooyu dañ ne lenn moo ñu dese muy delluwaat ci ndonay maam yi mooy lan bu njëkk ba mag daan na jàng ba daan na jàng alxuraan parce que ça me permet ma dugg ci branche bi ma wax ne damay dugal système éducatif damay dugal des daara dans le système éducatif national mais pour question bi nga laaj ni dafa am une relation étroite ak li nga xam ne mooy pàcc boobu ndax ci loolu la ñu bëgg sukkandiku ngir mën a tey ji am lu ñu soppi ci doomu aadama yi soppi yoo xam ne jikko yoo xam ne dana am lu jiitu ci moom balaa muy confronté wu à la vie publique ak yu mel. donc bu ñu la déggee benn pour nga xeex corruption c'est l'aspect ci aspect éducation nga koy jaarale. éducation laa koy jaarale waaw. justement pour mën a xeex gar bi. tout à fait Sénégal voilà effectivement tey mu nekk loolu dinañu wëyaat di waxtaan ci programme bi. À 221, une autre vision de la télé.